toxu 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 toxu. mbokk yi jamono bi ñuy dund wute nag jamono yu bari fan yi ñuy dund yi tamit wute nag fan yu bëree bari àdduna bi mel ni lu nekk ci guddi gu bët setagul lu ko waral benn virus bu tuuti ñaari weer gannaaw ba mu duggee Sénégal ba noppi coronavirus jamono ji fooy laal rek indil na koy jafe-jafe secteur d'activité yi nga xamante ni ci impacté nañu bari na lu ci mel ni secteur transport ndax boo xoolee secteur bi lu toll ci 80 000 emplois maanaam di ay xëy ñoo ci yëngatu waaye itamit lu toll ci 60 000 emplois ci secteur transport public itamit ñoo yëngatu ci wàllu boobu waaye itam ñi nga xamante ni si ñoo yëngu ci transport bi ñeel wàllum tourisme jëwriñ ji nga xamante ni tamit moom la ñu dénk wàllum transport terrestre di maanaam dem beeg dikk gi ci kaw suuf di maître Oumar Youm moom itamit sekk nañu ak moom waxtaan ngir gën a mun a yaatal gëstu bi bu ko defee mbokk yi ñu teewlu ko moom ministre Oumar Youm mun a dellusiwaat ci plateau. waaw Mohamed maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant di yéen tamit di leen masawu coono gis nañu journalistes yi ak patron de presse yi ni ñu engagé woo bu baax ci xeex bi xam ne xeex bi xeexu Sénégal la. secteur bi nag secteur bu impacté la ci transport bi ci ñaari wàll benn bi mooy am na secteur boo xam ne dafa taxaw mooy secteur transport international bi dem ak dikk bi ci ñetti fànn la dafa am dem ak dikk boo xam ne da ngay génn dëkk bi dem Gambie dem Mali dem Guinée Bissau Guinée Conakry ñi dem Côte d'Ivoire ñi dem Niger donc déplacement yooyu au niveau de la sous-région dafa amoon ay sociétés yu koy def transport international de passagers donc depuis fermeture frontières yi sociétés yooyu dañu taxaw beneen bi mooy transport interurbain maanaam dëkk ak dëkk boobu tamit defe naa bokk nañ ci transport yi njëkk a arrêté par le ministre de l'intérieur ñu tamit ñu ngi toog fi nga xam ne aussi dañ fa doon daje maanaam gare parce que transport boo ko waxee rek de gare à gare la gare yooyu aussi dañu tëj donc amoon ay doomu aadama yu liggéey foofu mu nekk aussi lu metti beneen troisième segment transport routier mooy transport urbain maanaam transport bi nga xam da nga koy def dans le cadre d'un même périmètre urbain transport boobu tamit xam nañu jafe-jafe yi ñu doon am déjà du point de vue organisationnel jafe-jafe yoo xam ne dafa lié ci ak mode de transport boobu xam ne presque transport bu déficitaire la structurellement parlant activité bi ñoo impacté ko donc coronavirus bi ñoo impacté ko mais aussi ñu indi ci ay restrictions ci nombre de places yi nan la ñuy duggee tenir compte de distanciation sociale yeeg yooyu ce qui fait que transport boobu aussi wax dëgg mu ngi daw fi mu ne waaye nag vraiment am na lu bare lu des ci transport boobu loolu moo tax secteur bi moom wax dëgg yàlla comme ni ñu koy waxee foo laal day metti secteur bu impacté la sérieusement par la maladie ñuy ñaan yàlla rek yàlla dimbali ñu ci ba mesures yi ñuy jël dans le cadre de force Covid-19 xam naa bu réglé wul yëpp aussi bu mën a soulager symboliquement les acteurs du transport. comme ni ko jëruñ ji di waxee di El Hadj Oumar Youm jamono ji secteur transport mu ngi jànkonteel ay jafe-jafe moo xam chauffeuru taxi bi la wala chauffeuru car Ndiaga Ndiaye bi fi mu ne nii boo xoolee li ñuy am ci revenu taxu koo bari loolu ndax nombre de places yi dañ koo limité ba tax na suñu wàccee seen kër buñ jëndee gasoil lay des ba ñu mën koo yóbbul njaboot gi daanaka du leen mat dara jamono ji nag man ak sama caméraman bu xarañ bii di Youssou Baro dem nañu doxantu ba xool ñoom ana nan la ñuy dundeek seen i métier ci jamono ji nga xamante ni coronavirus bi mu ngi lëmbe Sénégal. waaw man de taxi bi maa ngi ko commencé 86 laa commencé taxi Dakar jógee Kaolack. waa liggéey bi de fi ñu toll nii wax dëgg yàlla sant yàlla rek waaye liggéey bi moom fi mu ne jafe-jafe yi métti na lool bi mbos mi ñëwee ci réew mi ak léegi xanaa dañu ñaan yàlla mi ko fënd rek yàlla na ko fi yàlla jëlee ci barke yonent bi waaye ci suñu wàllu liggéey rek moom fi mu ne liggéey bi wax dëgg yàlla moom métti na lool ci chauffeur taxi ndax xam nga taxi boo xamee ne nga daan xëy wàcc maanaam 20 000 25 000 léegi soo xëyee wàcc mënoo passé 5 000 francs
5000 francs daanaka dépasse rek mais du wutul liggéey boo xam ne def na ñàkk a mën a bañ a toog daal moo ngi ci bay waaw ndax mënatuñoo toog fi mu ne il faut ñu xëy na ci waaye liggéey moom amatul. surtout ñun ñi nga xam ne ñoo nekk si tali bi nii di xëy nii si ñun la gën a métti waaw parce que bu njëkk ba 15000 oto yi 15000 lañ daa versé boo versé 15000 li mu dee di nga am loo xam ne da nga koy denc mais jamono jii nii oto yi 10000 la ñuy versé mais 10000 bi sax da nga koy jéem a négocier parce que oto bi day sol gasoil bu solee gasoil li mu dee yow di nga am loo xam ne di nga ko bëgg a yóbbu sa kër di nga am loo xam ne di nga ko bëgg a jox emprunté yi mais jamono ji moom wax dëgg yàlla métti na trop surtout chauffeur yi quoi. client moo amatul ndax feebar bi nit ñi daanaka dematuñ diggatuñ kenn wóolatul kenn ah li ngay gis ak néew daanaka léeg-léeg nga daw lu mat une heure de temps yoo xam ne kenn du la arrêté client amatul liggéey amatul parce que nit ñaa ngi toog seen kër yi ñi des ak néew daanaka amuñ doolay jël taxi ah ñi nga xam ne ñoo am doolay di jël taxi benn la ñu doon ah boo xëyee il faut nga ne ci loolu di daw di wëndeelu waaye wax dëgg yàlla liggéey bi moom fi mu toll nii doxatul de métti na lool ci taximaan yi waaye nag sant yàlla rek. jamono moom wax dëgg yàlla bi muy neex su ma xëyee sol 10 000 francs gasoil su ma taxee ba wàcc dem sama kër lu mu gàtt naa yor 25000 waaw bu ko defee ma rempalé sama gasoil 10 000 francs mu des 15000 francs ma génn versement yi 10 000 5000 francs yi ma dépassé mais fi mu toll nii benn 5000 francs mënoo ko liggéey ci journée bi tey jii may wax ak yow fi may wax ak yow nii rek fi mu ne benn 4000 francs moo nuñ sama poche waaw waaye nag sant yàlla rek ndax yàlla sama borom moo ko dogal. wàññeeku na trop affaire yi moom fi mu toll nii daa tane gaale rek saa yi parce que da ngay liggéey ba ngoon jot soo remplir gasoil génne versement ay 2000 ngay dese ay 1500 bu cee fay apprenti fu métti dafa tane toog daal toll nii da ngay taxale xam nga li ngay yëpp sooy xool ay 10 personnes lañ la may xam nga alkaati ci télé bi suñ la jàppee dañ lay attesté ngay dem di fay 12000 xam nga loolu moom amul rendement kon nga yëpp 10 clients moo tane soo yebee 10 clients suñu wàccee ngay bat 10 clients métti soo solee gasoil li nga dese dara mais soo yebee fi mu toll nii ba fees alkaati yi suñ la jàppee suñ la attesté soo demee fay 12000 francs ngay fay te yow 12000 francs yooyu ngay fay sax amaana doo ko am kon nga yëpp nombre moo tane quoi. jàpp naa ne bu ñu deful woon loolu yooyu mesure cas communautaire yi mën na gën a bari nga tey booy xool transport la ñu gën a moyen ciblé que marché yi parce que transport déjà wax naa la depuis le 17 mars le 14 jël nañ ay matuwaay pour que nit ñi di sol ay masque boobu temps mënoo woon imposer un citoyen nga ne ko solal masque parce que ministre des transports aussi mënul imposer citoyen ne ko li ngay def parce que ñun yoruñu liberté publique yi mais au moins imposer woon nañu transporteurs yi ne leen seen conducteurs yi dañu war di sol masque dañu war def gant receveurs yi aussi dañu war a def gant pour éviter justement ñuy joxante xaalis bi mais même ci autoroute yi dañ leen ne woon na ngeen jël le même dispositif pour éviter justement échange de monnaie yi nga xam ne dañ koy def loxo ak loxo donc loolu moom jëloon nañu ko et jàpp naa ne tey en tout cas dans le secteur ñu ngi je touche du bois déggaguñu employé boo xam ne ni dañu ne yëf yi dal na ko déggaguñu aussi ci ñi nga xam ne ñu ngi liggéey ci concession yi maanaam ci autoroute yi ku ñu ne yëf yi dal na ko donc loolu aussi dañ ciy sant yàlla et puis sant aussi les opérateurs ci matuwaay yi nga xam ne jël nañ ko tey jii nag ñu war ko gën a renforcer war a gën a protéger personnel bi wala gën a protéger usagers yi war a gën a protéger aussi képp koo xam ne yaa ngi ci secteur bi di ci daan sa doole. beneen wàll ci wàllu dem beeg dikk bi moo di ñuy yëngu ci wàllu tourisme ñu gën cee ràññee Sénécartour bi nga xam ni moo yore lu ñuy duppee taxi AIBD nag bu ngeen xoolee parking bi fi mu ne nii dara doxu fi lépp a taxaw keroog bi nga xamante ni dañu tëj aéroport bi ba tey loolee nag am na lu mu def ci wàllu gafaga Sénécartour ndax boo xoolee bu njëkkaan laata coronavirus bi daan na am lu toll ci 400 ak juróomi téeméer ci ay millions weer bu nekk ci wàllu chiffre d'affaires mais léegi dafa wàññeeku ba toll ci diggante juróom-benn ak fukk ci wàllu chiffre d'affaires waaye duñu ñam fi dong daañu dem fu ñuy wax tamit Salam Transport ndax ñoom tamit ci beneen fànn la ñuy yëngu moo di transport interurbain maanaam dem beeg dëkk bi ci diggante dëkk ak dëkk ñoom tamit ñu xool naka la ñuy dundee ak Covid-19 bi. waaye li gën a am solo mbokk yi gis ngeen bi ñu agsee fii ci Sénécartour balaa ñoo def dara dañu raxas suñu loxo ba mu set daal di jël lii du mouchoir fomp ba set loolu ngir mun a respecter li ñuy wax les gestes barrières contre le Covid-19.
suñu liggéey ci biir aéroport bi parce que kenn umpalewul ni ñun ñoo yoroon cobus yi mooy bus yu nekk ci transport passager yi vers le terminal ak parking bi aussi ak aérocab yi mooy taxi blanc orange yi ngeen gis fii donc lépp la laal amul lu mu bàyyi parce que même à Dakar ñun ñoo yor bon Sénégal Tour mooy location numéro 1 de véhicules touristiques de ce fait kii di aéroport fermé wax ni touristes yi ñëwatuñ biir Sénégal donc ñun mënuma wax fu côté boo xam ne si tey ji virus bi laalul Sénégal Tour loolu moom je pense pas que am na yoo xam si suñu activité lu mu laalul lépp la laala pour être honnête. ñu ngi liggéey tuuti juste à peu près 2-3% de notre activité normale et ça c'est les structures yoo xam ne dañuy relever du domaine de la santé les ONG les fondations les organisations et les institutions ñooñu la ñuy ëpp lu ñu liggéey ak jamono ji et ça tourne autour de 2-3% de notre activité normale. Avant on tournait autour de 400 millions 350 à 400 millions. Actuellement, on tourne autour de maximum 10 millions. Vous voyez la différence, c'est à peu près 2 à 3% du chiffre d'affaires normal. Est-ce que waaw c'est un problème suñu la waxee ne la mën na ko assurer loolu mën na la tiital yow parce que une entreprise elle est censée faire du chiffre d'affaires et une entreprise qui ne fait pas du chiffre d'affaires pour nous supporter ay charges day compliqué day difficile donc benn entreprise mënu ko dans la durée. Silla Ibrahima, donc président de Salam Transport. Nous, notre activité, moi, transport interurbain, donc dañuy dem Tamba, dañuy dem Kédougou, dañuy dem Touba. Donc moom mooy suñu activité pour l'instant donc Salam Transport mooy def transport interurbain ak région yi quoi. ñun ba tey liggéey ñu comme ni nga ko gisee rek sama ginnaaw bis bi mu ngi taxaw ba léegi donc ñu ngi respecté règlement lu ma doon jox président bi ak ministre bi ba léegi donc bis bi ça fait presque bientôt 1 mois mu ngi taxaw. demuñu fenn impact économique kay dafa métti et je pense que même su fekkee demoo école jàngoo kay je pense que calcul bi dafa gaaw parce que su ko gisee doo daw pendant 1 mois doo am benn client pendant 1 mois xam nga le calcul est vite fait zéro nga am doo am benn dërëm donc xam nga loolu la quoi mais bon yàlla baax na donc xam nga ci àdduna la donc feebar bi du question Salam Transport kese àdduna la yëpp moo ko laal àdduna la yëpp moo ko métti quoi donc alhamdulilah ba léegi mais yàlla baax na. Alternative bi ñu jël du lenn lu dul assurer le service minimum ku daan def chiffre d'affaires u 400 millions par mois tey ngay ñëw di def 6 à maximum 10 millions par mois xam nga ni amul alternative c'est-à-dire que da ngay toog rek di xaar dara du yëngatu mais lu yëngatu rek nga gaawantu def ko daal toog mais li yëngatu bariwul c'est triste maanaam dafa wéet te wéet liggéey la liggéey bu neex amul mais liggéey ñëw fekk ñi ngay liggéeyal ñi di kaf di ree nekk ci liggéey bi def ni mu ko waree dafa gën loo gis maintenant bi virus bi duggee ba tey les gens sont attristés parce que ku ko wax ak ku ko waxul yaa ngi koy yëg te liggéey bu amul ñoo ngi waxi fay 70% et tout mais jusqu'à ban époque ci ñaata weer lañ ko mën am na fa xam bu fa eggee waxuma la état du Sénégal mais kenn ci àdduna dootul mën a fay quoi que ce soit. fii daf doon courrier de monde y avait mouvement régime auto yi moteurs yi ngay dégg ñuy dem di dugg man sama téléphone daal arrêté di sonner les commerciaux pareil la logistique nekk en activité mais là nga gis mel ni voilà silence cimetière la y a rien qui bouge minimum nécessaire bi une partie du service technique pour un peu préparer yenn auto yi au cas où la reprise viendrait plus tôt ñoo fi nekk. fii am na ay charges am na local Tamba am na local Touba am na local Kédougou am na local Dakar yooyu yëpp dañ koy fay voilà ay location loolu dañuy fay en même temps tamit am na ndox am na courant et puis ku nekk am na benn gardien tamit di ma ko doon fay donc xam nga soo defee calcul day métti surtout que doo dugg benn xaalis donc loolu la quoi mais ba léegi ñu ngi ci loxo yàlla comme sénégalais bi yëpp ba léegi ñu ngi koy xaar dinañ bëgg gisante parce que comme nga gisee ñu am na ay salariés donc frais bi dafa métti donc am na ay salariés tamit et puis voilà donc am na ay promesses ñun def na suñu démarche jox nañ ko suñu kayit jox nañ ko yëpp ci mail bi donc voilà donc ba léegi on est au mois de mai ñu ngi koy xaar en tout cas pour l'instant gisuñu dara mais bon comme wax naa ko ak directeur général bi mu ne ñu ngi ci liggéey bi donc ba léegi mu ngi koy xaar yàlla baax na incha allah. ñu jaajëfal ko moom suñu caméraman Youssou Baro
mbokk yi buñ doon xayma tey weer bu nekk chiffre d'affaires bi nga xam ni secteur transport dina ko ñàkk loolu mu ngi toll ci fanweeri million kon du lu tuuti ngir mun a sauver secteur bi moo waral mbooleemi acteurs yi sekk nañu waxtaan ak jëwriñ ji ko jiite di Oumar Youm alxamis bi ñu weesu ba ñu fa jugee am na ay dogal yu am solo yu ñu jël loolee bokk na si jël $1,5 milliard di ko jox secteur bi ci diiru ñetti weer loolu nag naka lañ koy séddalee moo di AFTU dina jot lu toll ci $800 millions weer bu nekk Dakar Dem Dikk dina jot ci lu toll $100 millions weer bu nekk taxi urbain yi ñoom dinañ jot lu toll ci $100 millions weer bu nekk bu dee di car rapide yi ak njegenjaay yi ñoom itam dinañ jot ci lu toll ci $100 millions weer bu nekk bu dee ni transport interurbain bi maanaam ñiy daw diggante dëkk ak dëkk ñoom dinañ jot ci lu toll $250 millions weer bu nekk waaye mbokk yi ñu taxaw ci AFTU ak Dakar Dem Dikk AFTU am na ci lu toll junni ak juróom-ñetti téeméer yu tegal juróom fukk ci ay bus lu toll ci fukki junni doomu aadama ñoo siy xëy bés bu nekk bu dee ni Dakar Dem Dikk moom téeméer boo jël fukk ya ci wàllu transport public moom moo ko yore Dakar Dem Dikk am lu toll ci 1,5 million ci wàllu capital la ñoom ñaar bokk nañ ci ñu gën a ràññeeku ci secteur bi nga xamante ni moo di transport public bi lu ci mënti am sekk nañu ak waxtaan ñi nga xamante ni ñoo di AFTU waaye itamit mbooleem luy chauffeuru Ndiaga Ndiaye rawatina fii ci Petersen ki leen di jiite teewlu nañu ko ñu dikk si léegi ak yéen. waaw moom day woo nañu waxtaan ak ñun ci li xew ci ndàmpaay yi nga xam ne war na ko ndàmp secteur transport mais nag liñ ñu waxoon xayma ko dañ ko wàññi mais dañuy comprendre ne dañ ko bokk ak ñëpp loo bokk ak ñëpp nag luñ la ca jox il faut nga mu doyloo ko doo ko xeeb parce que as gor du xeeb mais nag secteur bi laal na laal boo xam ne kenn mënu ko dédommager état mënu ko dédommager li perte bi mu perte état mënu ko dédommager mais état it bu fekkee jox la woon dara it en tant que Sénégal da nga war a muñ parce que la ko bett la mais bu la joxee dara da nga koy sant mais daal vraiment woo nañ waxtaan am lu mu jagleel AFTU boo ma ko laajee naan ko. défi bi mooy man dama daan yeb 75 personnes 80 personnes par voyage wala 50 personnes maximum ñu ne ma léegi 15 debout yi ci ngay yem may leen d'accord ma def ko 4 jours ñu ne ma 15 debout yi da nga koy dindi 29 nga yem ñu dawaat 4 jours ministre bi ne ma 29 yi sax da nga koy xaaj 2 muy 12 ak chauffeur muy 13 même jafe-jafe yi 13 personnes yi sax bu fekkee police yéeg na ne 13 ndax 12 rek lañ dégg 13 sax dañ lay defal contravention 3000 wala 6000 francs mu metti lool mais ma muñ ko nag parce que boo doon yóbbu 1 million passager par jour tey maa ngi def ci 20 000 par jour 1 million daa daan transporter par 1 million et quelque de passagers tey maa ngi def ay 20 000 quelque par jour bi corona bi béeg léegi non bariwul parce que transporteurs yëpp ñooy dolli seen gasoil mais comme service public la ñuy def te état bokk ci AFTU amuñu droit ñu dañuy taxaw dañuy ànd ak ñoom rek ba génn ci lii waaye nag ni dañu doon perte am na ñoo xam ne ni mënatuñoo dem ba gaare borom benn yi nga xam ne ci lañ doon dund ak mënatuñoo dem parce que borom parc rek ñooy daw waaw ndax borom oto yi mënatuñoo ndax da ngay daw ba ngoon nga dolli 3000 wala 10 000 francs gasoil gafa ki dara da cee nekkatul bay wàññeeku gafa ki dara ndax bu njëkk sax comprendre nañoo da nga daan yàpp ba kër Mbay Fall ñuy wàcc ngay yéegaat mais léegi comme jafe-jafe ak koor gi dangay 12 personnes nga yàpp moom dañuy duggee fii directement Tëngéej amatul wàccal mu wàññ parce que yow lu la siiw yóbbu ngay def 12 personnes yi amatul yéegal wàccal duutu urbain 12 personnes nga yàpp directement Tëngéej 12 personnes directement Bargny parce que ñoom koo waxee si duuta wàcc moo tax foule bi ngay gis noonu ñooy jëm jàmm gën kër Mbay Fall caaro yi ñoo yabatuñ leen parce que ñi jëm ci kaw ñooy dugg ci oto bi toog amuloo droit yëpp ci beneen nit moo tax cartement bi moo ne su ko xayma. transport bi moom mën naa ne dara doxul lépp taxaw mën naa ne bi ñuy jëkk def nag mooy ñaan sa borom li nga xam ne moo xew sa borom jëlee ko fi parce que moo andi lépp lu xew loolu ko andi te it li sëñ bi la daan wax rek lu waaye di nekk ci amoo jàmm di nga ko bàyyi ci wuti jàmm foofu lañ toll dañoo toll ci loo xam ne nan ñaan mu jóge fi parce que tant que jóge fi rek jàmm du mën a am dara du mën a dox liggéey yëpp taxaw liggéey yi nag secteur transport daf ci gën a metti li parce que amul dara loo xam ne mi ngi dox ci secteur bi parce que fii nu nekk tey interurbain bi moo ci gën a metti li parce que ñoom dañ leen a tëj ñoom totalement mais urbain bi ñu bàyyi xel ci ni metti na liggéeyuñu dañuy daw ci ñàkk mën a daw parce que tey jii bu Ndiaga Ndiaye gaare woon rek si péri gaare rek
musiba am population bu kenn du dem li ñuy demee ko si néew kenn du dem lu am solo lañ ci réew mi waaye nag bu ñu taxawee rek lépp taxaw waaye nag li ñuy daw it amuñu ci lu bari parce que mënuñoo ñàkk dawal parce que bu ñu ko deful musiba am waaye oto bu fekkente ni da ngay yeb 18 personnes bu def 40 places la nga yeb 20 personnes yokkuñu paas wàññiwuñu carburant beneen bi des am na lu ñu nit ñi seetluwul presque demi journée ngay liggéey parce que 3 heures fu mu lay fekk fii boo yebee gaara ji kon demi journée ngay liggéey kon kooku boo ko xoolee lu néew a néew lay am beneen bi des gaaru ceeri ci boppam personnel bi fi doon liggéey ak lépp liggéeyatuñu taxaw na kon secteur bi kenn gënuñu cee mettile waaye nag dañuy xam ne dogalu sans borom la yàlla mooy tege lu ko soob su ñëwee nag ñëpp dañ ci war a dugal seen loxo jéem a xeex naka lañu def ba loolu jóge fi kon defe naa ne dañ naan sa bakkan ku tal sa bakkan doo tal alal fi ne moom nit ñi seen bakkan lañ tal bakkanu doomu aadama yi sans borom musal leen ci ba ñëpp mën a mucc foofu lañ toll. man daanaka dañu amatul dara parce que oto bu fekkee dafa doon versé 15000 francs léegi di liggéey demi journée ñu xaaj oto ba teg ca kooku xam nga mënatul ay 5000 francs ngay am ak ay 4000 francs xam nga loolu dépendre wul oto. waaw jàpp ndàmpaay bi ministre bi woon nañ ñu ngi koy gërëm suñu ministère tutelle daje nañ ak moom jam ñaajo waxtaan ak moom mu wax secteur bi nag li ñuy dikki mooy suñu ministère li ñu ngi ñaan président mu yokk li mu ko jox parce que secteur transport li mu ko jox moo néew. secteur bi ni mu toll 5 milliards yu tegal genn wàll loolu moo néew ci secteur bi kon nag lu néew lañ ko jox mënut a séddale lu bari lu néew lay mën a séddale parce que bu fekkee dañ laa jox muy 100000 bu ñu la joxee mbooloo mu bari jox la lu tuuti ku ne xam na ne séddale ko dina am problème ñun ñii ñuy wax dañ ko jox sax suñ la ko joxee na am problème parce que duñ xam ni ñu koy séddale kon li ñuy ñaan président ñu fexe ba enveloppe boobu ñu fexe ko yokk maanaam lii am dafa am jàngal adduna bi yëpp waxuma la Sénégal mais dafa jàngal adduna bi yëpp lu ñu xamul woon parce que Sénégal li mus fi am kon am na lu bari loo xam dañ ko defaraat buñ fi bàyyi ko parce que am nañ ci xam-xam boo xam ne mosuñu ko xam parce que tey jii rek maa ngi milliards yi ñuy génne rek tey jii ñu ngi xalaat ne tey buñ ko génnoon dem ci bu ñu xamoon ni la dem lépp ci mbay mi lañ ko doon def kon tey jii kenn du wuti dund fenn waaye nag dañ doon liggéey ak leneen waaye dañuy bàyyi xel ci ni su lu mel ni su amaat su yàlla tere lu mel ni bu musa am dina fekk ñu jekku parce que li ci ëpp solo mooy loolu mooy mbay nit ñi am loo xam ne lu ñuy dundi parce que tant que yaa ngi am lu nga dund rek leneen di des ma nécessaire la waaye nag dund moom mënul ñàkk kon defe naa ni ñëpp a ci jànge secteur transport dina ci jànge waaye secteur yëpp dañ ci jàng ci lii. mbas mi bi mu agsee fii ci Sénégal dafa am ñenn ñoo xamante ni ay dawalkatu oto lañu daan jóge ci yenn dëkk ngir dem ci yeneen dëkk loolu tax na sax am na ci yenn cas yu ñu nemmeeku mu jóge ci wàllu woowu alors que nguur gi jëloon na dogal ngir tëj lépp luy transport interurbain bi. ba tax na jëriñ gi ñu dénk wàllu dem beeg dikk gi ci kaw suuf si di Oumar Youm alxamis bi ñu weesu itamit jël na ay dogal yu am solo ba wax ni loolu ku koy def kuñ ci jàpp daañ la tëj lu toll ci benn jàpp juróomi at ci wàllu kaso te du ànd ak sursis waaye itamit boole ko ak benn amende bu toll ci benn ak juróomi million ñu teewlu ki nga xamante ni moo di Fallou Samb bokk ci ñi nga xamante ni ñoo di syndicat yi liggéey ci wàllu transport. ñi nga xam tam ñoo doon yàq secteur bi toujours mooy le transport irrégulier léegi ngeen ñu ngi doon tuumaal naan transport interurbain bi taxawuñu fekk ñun taxaw nañu kon loolu am nañ ci mbégte parce que moom wute na ak ñi doon wax naan ñu ngi continuer transport interurbain mais ñi ko doon def it identifier nañ leen xam lañ leen te jël na ay matukaay pour que kuñ ci jàppati nga di ko def ñu teg la sanction yu métti booba liggéey doo ko def liñ ci gën a neex nag mooy am na suñuy xarité transporteur chauffeur yoo xam dañoo nekkoon ci àll bi coincé wu fa ñëwuñ seen njaboot ñii ña nga Ziguinchor ñii ña nga Fouta ñii ña nga partout loolu tam wax dëgg yàlla ministre bi jël na ci ay matukaayam boole ñoo directeur de transport pour ñu xool yan moyens la ñuy trouver pour fexe ba ñibbi seen i njaboot. gëstu bu yaatu bi ñu leen indil tey ci wàllu les impactés du Covid-19 maanaam ñu gën a loru ci mbas mi di coronavirus bokk na ci li ko taxoon a jug moo di mën a am saafara ci jafe-jafe yi nga xamante ni secteur transport mu ngi koy jànkonteel. loole nag lu mën a nekk la bu ñu sukkandikoo ci jëwriñ ji nga xam ni moom la ñu dénk wàllum jumtukaay waaye itamit wàllu dem beeg dikk ga ci kaw suuf di Oumar Youm moom nag am na ay perspectives maanaam ay yitte yoo xamante ni war nañ ko mën a amal fii ak ëllëg ba keroog bi nga xamante ni si jàngoro ji mu ngi fiy jóge loolee bokk na ci bu ñu sukkandikoo ci Oumar Youm moo di ay réforme maanaam ay sopparndi yu war a mën a am ci secteur bi waaye itamit am benn transport public bu am doole rawatina yi tamit lépp lu aju ci wàllu tali bi ñu gën koo mën a yaxanal Oumar Youm
épreuve boo gis rek day préparer à une félicité day préparer ci beneen saut boo ko comprendre nag dund ko philosophiquement nag waajal ko aussi waaw donc te waajal boobu mooy xam nañ ne ñun transport wax dëgg yàlla secteur bu xawoon a informel la secteur bu xawoon désorganisé la secteur la bu xawoon a feebar aussi maanaam bu xaw a artisanal tey nag dañu bëgg Sénégal émergent dafa war a ànd ak secteur transport bu moderne bu confortable bu am sécurité te loolu yëpp nag manqué na ci transport xam nga avant Covid bi ñu ngi doon wax affaire insécurité routière ci accident yi am yu métti ay ndaw di ci gaañu ñu ngi doon wax car da ngay toog di xaar xamoo ban heure lay ñëw xamoo ban heure la lay wàcce fi nga bëgg a dem donc loolu sax moo indi phénomène u transport clandestin irrégulier parce que nit ñi bu ñu yàkkamte war a dem war a jël njaganjaay xamoo dañ la ko defal distance mu war a def 15-20 minutes mu defal la ko 1 heure de temps da ngay préférer uti say moyen bopp loolu moo indi congestion yi am ci biir Dakar donc tant que loolu feebar boobu saafarawuñu ko lu ñëw rek day gën a aggraver feebar bi moo tax feebar boobu il faut ñu saafara ko nekkoon nañ di ci waxtaan déjà ba am na ay réformes yoo xam ne ni engagé nañ ko réforme bi ci njëkk mooy code de la route réforme bi ci topp moom mooy loi d'orientation transport yan condition la war a remplir li nga xam ne amul yan condition la war a remplir nan la koy remplir nan la war a remplir cahier de charge bi muy am ak état bi parce que transport service public la service public nag rek ngay gis Sénégal ku mu neex nga def ko amul cahier de charge amul condition amul dara loolu bokk na ci li nga xam ne aussi sonal na transport beneen bi mooy parc boo xam ne tey 1950 oto yiy daw 1950 1940 avant indépendance Sénégal ñu jël oto yi di ci daw ba léegi oto yoo xam ne bu ñu ñëwee oto porte bagage lay nekk ci France wala Europe ñu ñëw def ko oto passager changé ko defar ay Versailles defar ay nangam wax dëgg yàlla nag loolu àndul ak sécurité beneen bi mooy pneu yi tey sa oto bu paane fan ngay yóbbu doo jënd pneu bu bees da ngay dem ñu def réchappel le pneu bi ki koy réchappé xamul sax jàngul pneu ba mu demee CM2 demul amul diplôme mu jógee fa dem di def donc on est en insécurité bu ñu ko waxee bu ñu ko waxul si environnement bi boo ko saytoo bu xool ko rek xam ne environnement bu insécure la ñu nekk loolu nag ñun ñëpp dañuy toog waxtaane ko nekk jiital Sénégal ba ñu jiital suñu poste ba ñu jiital suñu bopp xam lu jaadu ak lu jaaduwul sénégalais moom kenn gënu ko muus kenn gënu ko xam lu war a nekk ak lu warul nekk li warul nekk ñun ñëpp ñu ànd même bu dee dafay metti ci ñun ñu jiital Sénégal jiital intérêt Sénégal xeex ko loolu nag dañ ko war a saafara am ay société de transport public bu baax Dakar Dem Dikk mu restructurer ko renforcer ko mu répondre à la demande de service de transport bi nga xam ne population yi moom lañ soxla aftu ñu réorganiser ko réarmer leen accompagner leen pour ñu renouveler seen parc mu dëppoo ak li nga xam ne moom la sénégalais yi soxla mais aussi ñu accompagner leen nag dans la professionnalisation du métier parce que c'est pas normal mu am transport boo xam ne ay sénégalais dañ ciy nekk seen salaire kenn xamul nu mu toll seen emploi dafa précaire amuñu contrat de travail amuñu horaire de travail dañuy xëy 6 heures du matin ba 23 heures di wàcc loolu jàpp naa ne un état responsable mënul seetaan loolu lu yàgg donc réforme yooyu incha allah jàpp naa ne bu ñu ci génnee ci lii di relancer secteur bi dafa war a ànd ak dugal xaalis ci secteur bi mais aussi dafa war a ànd ak nag ay réformes yu am solo yoo xam ne secteur bi war nañ ko def ci biir secteur bi. voilà mbokk yi agsi nañu ci njeexantali émission bi ñu toog fii ci arrêt bus bi comme tous les sénégalais di xaar bus bu ñu mën a jël si gisaguñ ko mais ñu ngi koy xaar bu baax a baax di wax ni rek yaakaar nañ ni am ngeen la bonne information gis ngeen xabaar yi ngeen soxla woon ci li nga xamante ne moo di secteur transport bi gis ngeen ni yombul waaye ñoom acteurs yi ak ministère bi yëpp daanaka ay jàmbaar lañu. ñu ngi ci yëf yi ba tey nekk ci di xaar yàlla comme ni ñu koy waxee ñuy jaajëfal équipe technique bi nga xamante ni si jàpp na ci émission bi moo xam suñu caméraman en même temps suñu réalisateur di Youssou Baro montage bi Jobaay ñu ngi koy sant di ko gërëm di sant di gërëm rédaction bu Futurs Médias rawatina Chérif Dia mi nga xam ne moo ñu jàppale mbokk yi ñu leen jox daje fii ak fan yi néew di leen wax restez chez vous et respectez les gestes barrières à bientôt.